bu baax di leen gërëm ci ànd beeg ñun ci ITV benn waxtu 1 heure bi si ma leen ci xabaar njoloot si. la ci gën a fës Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal dafa xayma ci woppi coronavirus ci réew mi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomi aadama ñoo ko amee ci mim réew ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañ ci peng téeméer ak fukk ak juróom nekk ci loxoy docteur jamono ji ngir xool seen wér-gu-yaram dañ ci def ab xayma ni ki nañ ko baaxoo defee sa suba su ne ci biir xabaar yi bu jàllande. amul benn kuje gu dox diggante institut Pasteur bu Ndakaaru ak IRSF bu nekk ca diwaanu Diamniadio professeur Coumba Touré Kane mi nga xam ne moo nekkoon ganug Mamadou Ibra Kane moo ko daal di xamle ba noppi di woo état bu Sénégal ngir mu gën a mën a yaatal dépistage ki ci gox yeeg gox-goxaan ci biir réewum Sénégal moom militam ba ngay sàkku ci askanu Sénégal rawatina kërub docteur ñu jëfandikoo chloroquine ngir mën a pàcc woppi coronavirus. Covid-19 yemook jamono joo xam ne chrétien yi kon ñu ngi sumb seen koor loolee nag tax ba père Raphaël Diop daal di nag indi ab leeral waaye tamit xàll yoon wi nga xam ne ñi nga xam ne kon ñooy chrétien yi buñ ci jaaree lépp loo xamante ne seen wooda dina doon lu mucc ay waaye tamit doon loo xam ne borom bi dina ko nangu dina ci dikk itam nu mu gën a yaatu ci njeextalu xabaar yi ak Sofia Ba. mbokk yi loolee gën a fës ci xëtub xabaar yi kon nees ñu di ci faram fàccee. gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi ci njoloor si des koy tàmbali diñ ko junjee ci ndorteel ak Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal def na xayma ci tolluwaayu jàngoro bi di Covid-19 di coronavirus jamono ji nag ñuy àddoo ngeen teewlu ba nu tàmbalee dund ak jàngoro bi ci réew meek léegi toll na ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomu aadama yu ko daal di amee ñaar fukk ak juróom-ñaar fàttali leen ci bu ñu wër peng téeméer ak fukk ak juróom ñoo kon nekk jamono ji loxoy pajkat yi ngir rek mën a génn ci bile wopp jàppale ni tamit ci lu toll ci téeméer ak fukk ak juróomi test ñu yor def ni ki démb bañ ca génnee fukk ak ñaari kon ñoo amee bi la jàngoro. bokk na ci nag ñeenti cas yoo xamante ne nii ay cas importé la maanaam ñoo xam ne bitim réew la ñu jógee dëkk ci Sénégal juróom-ñetti kon ay cas contact suivi la jamono yi kon juróom-ñeent wër nañu faj nañ leen kon ba ñu wér bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abdoulaye Diouf Sarr bi noonu def xayma ci woppi coronavirus ci réew mi tawli kàddoom. tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale. jot na résultat examen virologique yi ma leen di liral ci téeméer ak juróom fukki benn test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne cas contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci wér bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid-19 bi. Abdoulaye Diouf Sarr moom mi doon dénk kon wàllu paj mi doon def xayma ci tolluwaay jàngoro bi ci Sénégal Moustapha Guirassy député maire bu Kédougou moom nag ñëpp xamoon na ni dafa amee bi la jàngoro di coronavirus ginnaaw ab vidéo bu mu daal di fësal ginnaaw gi nag kon daal dina def beneen vidéo ngir fësal ni wér na peng ginnaaw faj yi nga xam ne kër docteur defal nañ ko ba noppi nag di delloo askan di njukkal rawatina kon ministère bi ñu dénk wàllu paj mi ginnaaw kon bu ñu leen jaajëfalee ci taxawaay bi nga xam ne defee nañ ko ci moom ak ñi nga xam ne ñoo amee bile wopp ci biir réew mi Moustapha Guirassy ab vidéo la def ñu teewluy kàddoom ak leeral yi nga xam ne indi na ko ci bile jàngoro. ma ne testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif mën naa génn dem fekki suma njaboot incha allah kon nag maa def vidéo wax leen tiis ak nattu joo xam ne
suñu borom tegoon na ma ko ma war a def ak vidéo sant leen gërëm leen xamal leen ni seen ñaan suñu borom nangu na ko maa ngi leen di sant bu baax suma waa kër suma njaboot ñëpp a ngi leen di sant maa ngi gërëm kilifa yëpp xam ne ñaanal nañ ma jàppale nañ ma mu bëgg nag beral ay nuyoo jëmale ko ci ministre de la santé ak autorité sanitaire yi ak personnel soignant bi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ñu ngi taxaw Sénégalais yi baax a baax ñu ngi taxaw patients yi bu baax a baax ñu jar a jàppale la ñu jar a soutenir la ñu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. di ñaanal ñi nga xam ne ñoo amee itam bi lay wopp ñu daal di ci génn bu ci yàlla andee fii ak fan yu néew maa ngi ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi benn kujje doxul diggante Institut Pasteur bu Ndakaaru ak IRESSEF bu Diamniadio ganub Mamour Ibra Kane di Coumba Touré Kane moo ko daal di xamle ba noppi di woo état bu Sénégal ngir mu yaatal dépisté gi ci gox yeeg gox goxaane ci biir réewum Sénégal ba noppi ne nag kon la nga xam ne professeur Didier Raoult wax na ko ngir ñu jëfandikoo chloroquine dal na xelam ngir rek mu mën a tàggale askan wi ak woppi coronavirus Cheikh Hassana Fall. ngir mën a jàmmaarloog feebar bu yees bi di coronavirus faw ñëpp boole seeni doole ngir mën a dakkal law gi muy law loolee de ñii di waa IRESSEF ak waa Institut Pasteur xam nañu ko looloo waral ba tax ne teguñu benn yoon seen xel lu jëm ci mbiru concurrence même su fekkee ne collaboré wuñu waaye ñaar ñi xam nañu ne dañoo war a booloo ngir mën a xeex feebar bi ci jamono jile. Il n'y a pas de concurrence. fi mu toll nii mënuñoo wax ne xëccoo dafa am sunu diggante ñun ak waa Institut Pasteur liggéey yu ñuy def bokkul ñun suñuy objectif ak seen objectif tamit wute na lenn daal xam naa ko collaboration bu waroon am suñu diggante mën nañu wax ne amul ci lu jëm ci mbiru Covid 19 bi le waaye nag bokkuñu lu ñuy xëccoo leneen tamit am na ñun fi mu toll nii technologie bi ñu yor su fekkee ne jàppale nañ ñu mën nañ ñoo def lu romb 120 tests par jour te yore nañu machine boo xam ne sax suñu demee ba ci biir mën nañ def lu romb loolu. Cadence très élevée. ak nu ñu gisee virus bi ti ko lawee ci biir territoire bi faw ñu xool nan la ñuy def ba gën a décentraliser test yi ba képp koo xam ne yaa ngi ci biir gox-goxaani nga mën cee am ngir mën a damm yoonu lii di coronavirus bi. pour pouvoir vraiment combattre ce virus. xeex bi la nag suñ ko bëggee gañe faw ñu gën a tasaare test yi di ko defee ci réew mi yépp ndax mënuñu koo yemale Ndakaaru wala yenn gox rek faw ñu gën koo tasaare suñ ko tasaaree dinañ permettre nit ku nekk suñ la jëlee ñu mën a def test bi ci yow xam ndax am nga ko amoo feebar bi tamit ñu mën a dakkal liiti transmission yoo xam ne yenn saa yi day am te doo mën a xam fan lu jógee ak nu mu fa demee. les personnes et rompre la chaîne de transmission. traitement hydroxychloroquine bi xam ne professeur Didier Raoult wax nañu jëfandikoo ko nekk ab mbir boo xam ne war nañ koo mën a bàyyi xel bu baax lii de mooy gis-gisu professeur ndax moom jàpp na ni professeur Didier Raoult amoon na ay at ci ginnaaw ay test yu mu defoon ci yeneeni xeetu coronavirus te yooyee amoon na njëriñ. le professeur Didier Raoult c'est un scientifique de renom. professeur Didier Raoult dafa nekk ab infectiologue nekk ab scientifique boo xam ne ñu bëri xam nañ ko ci àdduna bi ñu war koo nangul ndax li mu wax ne mbiru chloroquine bi mën naa faj li jëm ci Covid 19 bi du lu ndaw lu woo xam ne dañ ko war a tuutal ndax moom ci ginnaaw rek defoon na yeneen test yu jëm ci mbiru chloroquine ak tamit yeneen xeetu coronavirus yoo xam ne amoon na fi te test yooyu ba mu ko defee wane ne chloroquine bi am na efficacité ci virus yooyee kon nag su fekkee ne Covid 19 bi daa ñëw mu xool nu mu modifié chloroquine bi rek def ci traitement mu dox bon war nañ koo gën a bàyyi xel. il a juste réessayé. su dee ni sax traitement bi ñuy def ak chloroquine efficace na ngir mën a xeex lii di coronavirus bi patient bi le faw mu xaar lu ëpp fukki fan ngir mu xam ndax wér naam wéruta loolu waral ba sunu chercheurs yi waruñoo benn yoon bàyyi seeni loxo waaye war nañoo wéyal liggéey gi ngir mën a xool nan la ñuy def ba am ab beneen traitement boo xam ne dina gën a gaaw te gën a wane efficacité ngir mën a xeex lii di coronavirus bi. Cheikh Hassana Fall dañuy des ba tey ganub Mamour Ibra Kane di Coumba Touré Kane moom nag jàpp na ni jàngoro bi am na lees waxul ndax lañ ci mën a nemmeeku daal mooy lu ci mënti am na ay mbir yu doy waar yoo xam ne kon nemmeeku nañ ko te lu ji njaag bi la jàngoro la di wopp gi ñu tawli kàddoom Coumba Touré Kane ci micro Mamour Ibra Kane. Personnellement, je ne pense pas. Une guerre biologique existe, qu'elle peut être. man nag waxub guerre biologique bu ñuy wax bi man gëmuma ko loolu ndax jàpp naa ne nit ñi léegi d'accord naa mën nañu def ay guerre biologique ndax mën nga toog sa laboratoire xool ni ngay créer ab virus xool noo koy defaree ak noo ko ak nu mu war a demee waaye man gëw ma ne lii ab guerre biologique la ndax su ku defar sa arme biologique di nga wax ne kat lii fii lay yem waaye soo xoolee léegi feebar bi nu mu demee àdduna bi continent bu nekk jot nga ci sa wàll ku nekk am na ci ay nit ñu gaañu kon nag mënuñoo wax ne guerre lii guerre biologique
biologique la su fekkee ne virus boo xam ne sax dañ ko defaree ci biir laboratoire la mënut a génnee noonu wala su génnee ab accident moo tax mu génn. Fabriqué dans un laboratoire, ce serait un échappement accidentel. di ko gërëm bu baax a baax daal di addu ci lu jëm nag ci état d'urgence maanaam li nga xam ne kon moom la njiiti réew mi dogal ngir askan wi toog seen kër waaye tamit fexe ba lii nga xam ne mooy woppi gi mën a génn ci Sénégal benn ci ndogal di état d'urgence loolu nag nemmeeku nañ ko ci fële ca diwaanu banlieue bu Ndakaaru askan wi rawatina soxna yi kon dañ ci bég lool ndax jàpp na ni kon dina tax ba seen borom kër yi di wàcc heure laata kon juróom-ñetti waxtu ci ngoon dina leen fekk ci kër gi waaye nag ñenn ñi jàpp nañu ni kon loolee dina am leen as loo xam ne dina ko tekk seen gafaga ba tax kon gis-gis wuute lañ ci am ca reportage ca banlieue bu Ndakaaru Mamadou Lamine Fati. lu naqari ñenn ñi neex na ñeneen ñi le état d'urgence ak couvre-feu bi nga xam ne teg nañ ko yenn ci jigéen yi nga xam ne ngir gis seeni borom kër jafe na leen woon tey jile mbégte rek lañ ci am. man de lii sant naa ci yàlla ndax li tax sant naa ci yàlla sama borom kër daaw ma ko gis heure te léegi maa ngi koy gis heure gënalul kenn nag neexul kenn tamit wax ko dëgg yàlla neexul kenn ndax man mii damay foraatu rek 6 heures day fekk commencé naa laal di dem ñibbi. dina tax góor ñi nga xamante ne nag dañ doon jàdd ñu naan papa ak nii dootuñu jàddati léegi bu ñu wàccee rek dañuy daw gaaw jubal ci njaboot gi waaw. soxna si le moom di rafetlu bu baax a baax couvre-feu bi ñu teg tey jile ngoon su ne dina gis borom këram. ni ma ko gisee moom lu baax la initiation bu baax la ndaxte Macky Sall yéex na koo def ndax am na ñoo nga xamante ne buñ masaan a teel a wàcc moom fu ne la ñuy jàdd di kalandoo yee ka def yu kenn waaye fi mu toll nii moom 5 heures ñibbisi nañ seen kër toog seen njaboot wala seen ataaya di waxtaan ak seen i soxna ak seen i njaboot xale yi dinañ leen gën a miin dinañ leen gën a xam si daal dëgg yàlla kontaan nañ ci Macky Sall daal yéex na koo def bu yëgoon def ko bu yàgg. ndaw si le moom jaaykat la nam sax moom am na jiixi jaaxe bu baax a baax ci ndogal bi ñu jël. parce que xale xamul dara moom bànneexam rek lay topp xale moom bu gisee waajuram si biir kër rek kontaan lay def waaw dinañu waxtaan moom kay neex na si ñëpp mais neexu tamit parce que nit ku nekk jigéen bu nekk biy sëy boo xalaatee sa borom kër li muy jénn liggéey tax muy jénn donc bu lii amee bu naan parce que mbette la du mbette na benn côté parce que yéen a ngi toog à côté jàmm am na mais beneen côté parce que bu fekkee liggéey boppam lu mu daan am amatu ko lu mu lay jox day wàññeeku donc si ñaar côté yëpp kiiwul daal. tere bu ñu def yenn waxtu yi ñu mën koo génn ñenn ci askan yi rawatina jigéen yi le rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom jigéen yooyu le ak seeni doom di rafetlu bu baax a baax lu ñuy gis ngoon su ne seeni borom kër ak seeni doom ñoom ñëpp ñu nekk ci kër gi le loolu yëpp lu ko waral di couvre-feu bu ñu teg. Mamadou Lamine Fati di ko gërëm daal di àddu kon toolu dem beeg dikk bi ak fukki kuréel yoo xam ne dañ ci bootu ak ñetti syndicat fas yéene kon booloo doon benn ngir wopp gi jóge ci Sénégal nee nañu nag dañu jël ab koppar ak ay jumtukaay yoo xam ne dañu ko jox seen jëwrin di leen jiite di ministère bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ak naataangoom bi ñu dénk wàllu pàcc mi ci Sénégal ngir jàppale leen waaye itam doole leen ngir jàngoro gën ci Sénégal Mokhtar Souran moo ko daal di xamle moom sax moo nekk seen njiit ñu teewlu kàddoom ci micro Mame Abdou Gaye Kassé. dañoo dégg ni président de la république dafa décider jël loo dund bu bari yóbbu ko ci ñi ko itteewoo bi ñu déggee loolu nag ñu xam ne loolu xuri nañu ndaxte dund boobu ñun ñoo ko war a yóbbu ci la ñu décider tey en urgence collectif bi mettre seen ay camions à la disposition du ministère des infrastructures du désenclavement et des transports et du ministère de la santé pour ñu jàpp ci xeex bi. ci kaw loolu nag ñi ngi woo képp koo xam ne kii transporteur nga pour nga ñëw ñu bokk ànd ci ndax réew mi moo soxla ca bu réew mi soxlaa duñu mesurer en terme d'impact ci suñuy entreprise mais suñu objectif yëpp mooy jële fi coronavirus. des ba tey ci wàllu dem bekk dikk bi ak Allo Dakar yi nekk ca diwaanu Touba ñoom nag wéy di tuuma ba noppi seetal seen der ba mu set wecc ndax jàpp nañu ni kaddu ñuy yëkkati ko teg seen kaw dëgg lal ko ndax nee nañu tey la ñu gën a tënku ci dogal yi bàyyi ko ci kilifay réew mi rawatina ñi nga xam ne itam ñoo jëm ci kaddu nga xam ne chauffeur ak transporteur yu Touba wax nañ ko jëmale ko ci ñoom nag ne kilifa yi daal la ñu teg ci table gi ak itamit teg ko ci monsieur tënku nañ ci te nag lépp loo xamante ne mën nañu ko danañ ko def ngir jàngoro gi génn ci Sénégal ñu ànd ci leeral góor ak loolu Thierno Faye reportage. ànduñu ak président bi yor regroupement bi ëmb chauffeur yi naka noonu transporteur yi Touba ñooñee di ay chauffeuru taxi Allo Dakar ginnaaw ba ñuy weddi bépp tuuma bu ñu teg ci seenum ndodd
suñuy soxnaat ci leen leen di jox li ñu suñu borom wërsëgi la ñu koy bokk ak ñoom lii nag métti na ci ñëpp ndax kenn ku tey ji sa soxnaa ngi kaas ñii seen soxnaa ngi muñ te li ñu muñ ñun ak yàlla dong ko xam ak ñoom kon buñ tourné dégg am idi daal taxaw daal ni Allo Dakar yaa ngi dem ñun danañu jaaxal ndax ñun fii kenn ku ci ne xañ na maam ba kas rajab jàllee ba léegi nii demoo fenn seqiwoo tànk ak morom ji ndax ñun ay ndaw lañ te doomi dëkk bi lañ te bëgguñu dara nit dégguñ ci loo xam ne si waruñu moo tax boobu ba léegi ñun ñoo ngi nii taxaw buur nag képp koy yàpp ku nekk da ngaa xamul buur moo tax lépp lu mu wax lu nekk ñun ñoo cee jiitu ndax ñun doomi réew mi la waaye nag duñ jaar sart benn sart amul benn sart boo xam ne dinañ ko tegg ci noone ñoom chauffeuru taxi Allo Dakar yi ne ànd nañu ci doxalinu njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci kii ngàlloo seenu kàddu lu toog suñuy kër métti na lool waaye dañ toog suñu wetu soxna ak suñu wetu njaboot ni ko sëñ bi diglee rek ñun ci leen nekk ay doom lañ doomi Tuubaa lañ amuñu lenn lu oto yii ci leen suturlu waaye teewut heure bu ndigal jooyee ñun dañuy toog xam ni ndigal a man lépp te ñun ci ndigal ci leen juddu yaru ci ba toll ni ñu toll te bu neexee yàlla ci leen dee. ginnaaw ba arrêté ministériel bi génnee di tere bépp rassemblement naka noonu it surcharge oto yi di yëngu ci wàllum transport loolee tax chauffeur yu bëri gaare seeni wata ngir sàmmook dogalu njiitu réew mi. Gorondak Lo xeex tilim daan corona mooy bàkk bi service d'hygiène daal di sàlloo ngir rek lii di jàngoro coronavirus génn ci Sénégal ni ki démb kon lañ ko daal di jëmmal ci mim réew ci maire bu Colobane Gueule Tapée ak Fass ci teewaayu maire ba moom tamit ne lépp lu mën dana ci sëb yoxoom te nag bile bëgg-bëgg nañ ko fas yéene lawal ba ci biir réew mi ngir mu mën a antu ñu teewluy kàddu maire ba di Ousmane Ndoye ay kàddoom ci micro Cheikh Diop. wax ju bari ji dafay bëgg a wees. dañu toll ci jëf ku war a yëg na xam na ne noonu la ñu am noonu buñ dul gis du xeeñ dara mënoo koo xàmmee tous te mu ngi ci ñun tey li service d'hygiène bi def te colonel jiite ko colonel Niang jiite ko moo di nanu xeex yi ak adversaire bi mel ni ay gumb yu yore seen yar rek fu ñu rekk teg ko parce que fu ne la ne mais dañ koy boole ak xel donc loolu ñun suñ ko defee di ko defee ci suñu commune dañ ci am mbégte mais mënoon nañ ko commencé nag ci commune bu nekk parce que ñun ñëpp ñoo bokk combat bi Sénégal yëpp la combat bi intéressé donc li ci des mooy nañu fagaru nañu jàppante nañu xeex ak li nga xamee ne bu yàggee ci dëkk bi du baax ci ñun donc luñ ko gën a gaaw a mën a rey nañ ko ni rey loolu mooy sama déclaration bi ma def pardon absolument tous les élus du Sénégal dañu war a accompagner li nga xamee ne moom la ñuy def parce que ñun ñoo bokk xeex bi ñun ñëpp ay soldats la ñu am benn général bu ñu jiitee muy le président Macky Sall am ay haut gradé yoo xam ne dañu topp seen gannaaw ñun dañu yore suñu arme rek fu ñu mën a tirer ñu tirer fa yaakaar ne bu ñu fa tirer daañu fa fekk waa ji ba ñu faagaagal ko loolu rek mooy suñu loolu ñu jóge te loolu la élu yëpp jóge nag. altine ba léegi ñaari xal yi nga xam ne ñoo am ci canal bu Gueule Tapée kilifa yi nag lu ñu bëgg rek mooy fexe ba lépp la ci suuf ñu dindi ko ci kaw tali bi askan wi tamit ne rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye tamit am na ñenn ñoo xam ne gis-gis wuute lañ ci am lu ñu mel nag tax ba ñu demee ca marché bu Tilène foofee nag mbalit bi daal moo fay jaaba jonge ba tax askan wi di ko nakarlu bëgguñu ci saafara du mu gën a gaawee Abdourahmane lii reportage. gannaaw ab opération de désencombrement ci deux voies wu canal bi nekkee Gueule Tapée beneen xeetu opération ñu koy wax désensablement maanaam tonni suuf si ñu ngi ko fi amal saa su ne mu di opération buy jugee ci corniche bi jëm ci place de la nation muy xamle wu agent wu UCG yu ñu fekk ci bërëb bile. ñun la lundi bi nañ ñëw pour démarrer désensablement bi pour gérer canal bi dañuy jël corniche ba monument. ñun avant virus bi di am ñun daf ñu fekk ci liggéey bi ñun dañ doon désensabler di liggéey lii dafa ñëw fekk ñu ci te comme daf ñu ci fekk nag dañ koy gën a mottali defar ko ba mu rafet ndax affaire désensablement bi depuis guddi lañ koy commencé man guddi laa yoroon. mu di ay xeetu set-setal bu ñëw ngir gën a jàpp ci xeex bi jëm ci lii di coronavirus mu di gëm-gëmu Ousmane ci beneen wàll gi jàpp na ni yile xeetu opération am na lu mu koy yàqal ci liggéeyam. tey ñu ñëw tey ci marché bi yëpp bu ñu gisee bigit yi dañuy dugg ñëw jënd xam nga mais boobu ba léegi daal ba fi marché bi jógee ba léegi xam nga affaire bi daal ki wutul noonu daal clients yi duggatuñu benn xam nga mais franchement pas tamit bon xëy na daal instant yi fi ñu toll nii daal
waaw ki daal moo fi sës daal nii daal moo fi sës matuwaay bi. daanaka safaan wala bile jaaykat wax ci opération de désencombrement bi nga xamante ni jàpp na ni may na ko ñu gën mën di gis butikam mu di mbir bu mënul woon na am ay jamono. mais fekkee nit ñi mën nañu même bu après feebar loolu ñuy ñaan yal na jeex ci dëkk bi mais mu continuer nii parce que dara gënul hygiène waaw vraiment pont bi moom c'est visible te léegi nit ki di nga ki sa boutique nit ñi dañ ko gën a gis surtout parce que bu njëkk ba fii depuis 2012 maa ngi fi mais client yi dañuy ñëw sa naan fii c'est pas visible. ay simili rek gannaaw loolu ñu ngi fii ci marché Tilène ci bile bërëb itam amaloon nañ fi ay opération de désencombrement gannaaw benn ayu bés bu ñu amalee yooye opération nag ay mbir yu bari lañu fi seetlu te mu jaaxal ñu bari ay nit yuy dajaloo ay mbalit yu ñu dajale ci mbedd mi lépp doon ay mbir yu safaanoo ak tegtalu kilifa yi liggéeyee ci wàllu wér-gu-yaram mu di mbir bu jaaykat yi di naxarlu. mbalit mi ñoom keroog normalement waruñu woon wàcc te jeexul parce que depuis dimanche la woon xam nga une semaine nga bàyyi ko mbalit ci kii bi normalement ku la ko waxutit am na ñoom feebar soo yëgee soo yëgut kon loolu waroon nañ ci taxaw ba teel a dindi mbalit mi. ak coronavirus bi wax dëgg yàlla doy na waar daal te fii ay centaine de personnes dañ fiy jaar bëgg a jëflanteeg yow léeg-léeg sax da ngay gis ñoo xam dañuy daw ndax mbalit mi ak ni nga jigeeg moom daal sonal nañu daal. mu di askan buy woo kilifa yi ci xeetu opération yi ànd ak topp. Abdourahmane Ly maa ngi leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi ak jàngoroy coronavirus yemook wérëb kooru chrétien yi tax nag ba Père Raphaël Diop di indi leeral ci nan la ci askan wi war a taxawee moom nag abbé la moom curé la ci paroisse Saint-Joseph jàpp ni tamit maanaam doxalin goo xamante ne nii mënta ñàkk ak soppi comportement yi maanaam kon doxalin ni lu mënta ñàkk la loolee lépp daal di xamle te itam lu mel ne sàkku ci ñi nga xam ne kon ñooy chrétien yi ngir rek amal koor gu mucc ayib. Sophia Ba Cheikhou Gaye. coronavirus ji am ci jamono yi carême fii ci Sénégal indil na ay jafe-jafe chrétien réew mi Père Raphaël Diop paroisse Médina di dellu si jafe-jafe yu ñu am ci dundal seen diine ci jamono ji. waaw coronavirus bi dañu fekk ci biir carême ak suñu activité yu bëree chrétien yi voilà soobu tellement ci ñaan yi voilà corona bi ñëw dal di taxawal lépp ginnaaw bi. suñu monseigneur yi waxee ñu aj lépp li nga xam ne mooy ndaje même ni ñu daan ñaanee sa ndeysaan mu ñu ne nañ def nii yàlla def affaire di yokku jékki-jékki ñu ne nañu taxawal lépp. kilifa jàngoo bi nga xam ni xam na lu ci jàngale di fàttali njëriñ bu ci yee askan wi ngir ñu toog seen kër loolu waral muy conseiller woyu ngëm yi. suñu fidèles yi toog nañu seen kër ñoo ngi déglu rajo yi ñoo ngi déglu suñu autorités yi di ministère de la santé et de l'action sociale ñu war a motal itam jël matukaay yi war les mesures d'hygiène set raxas suñuy loxo ba bañ a génn te xale yi ci biir kër yi waaye itam ñaan ñu ànd ñaan ak suñuy fidèles yi ñu may leen occasion ñu ñaan ak ñun mooy ñi am pexe. dem Facebook wala dugg ci réseaux sociaux yi ñoo ngi leen di wax suñu waxtu ñuy jàng mees ñu connecté wu directement ak ñun benn appareil rek la ñuy teg ci béréb bi ñuy jàngee mees ñu mën a am mees bi en direct participer ci ñaan bi. ñaan ak julli jaarale ko ci xarale yu yees yi nekk matuwaay bu ñu tàmm ci jamono ji. d'abord nekk ak nit ñi bokk li ñu dund. deuxièmement aussi ñu may leen occasion. ñu ñaan ak ñoom ndax am na li Pape François ak li ñu yàgg wax ci jàngu bi ne ñu bëri xamuñu ko woon mooy li ñu wax la communion spirituelle maanaam yaa ngi en communion yaa ngi jokkoo ak nit ñi mais mënoo jot ci l'hostie bi ci corps et sang du Christ bi mais yaa ngi communier spirituellement ak li ñuy xumbal. ñu bëri dañ ko daan dund ñoo xam ne jàngu may ñu leen ñu communier ñi xam ne xëj na fa ñu nekk mënuñu jàng mes dañ ko daan suivre ci télé wala suivre ko ci rajo parce que amuñu labbe amuñu jàngu fi ñu koy defee dañ daan communier spirituellement avec la communion avec l'église. mbaasum Covid-19 du am dëgg ci ngëm ak doggu chrétien yi ci réewum Sénégal.
jërëjëf Sophia Ba mbokk yi jërë ngeen jëf sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñoom ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar bi ba mu yemb rédaction bi jox leen dox daje ci marax yi bu jolande fii boobu ngeen wër di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci ñu ndox jàmm ngeen nekk ci jàmm jërë ngeen jëf.